jaa ngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës dañ am yéen faram-fàcce ko ca côté fu Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké mi xalifa général des Mourides te mooy njiital réew mi Macky Sall jubóog bàyyam Me Abdoulaye Wade jur na ab waxtaan tey ci géew politique bi buñ sukkandikoo ci Serigne Saliou Gueye di ab taskatu xibaar nekkit ki gëstu ci wàllu politique moom dafa gis ne loolu lu baax la waaye ndax dana mën a ne ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom la ci rotal gannaaw Pikine ak Dakar askan wa dëkkee fële ca Njàmbur ñoo ay ci lëf kii seeni kàddu la ñuy yëkkati ñuy ñaawlu ñuy rafetlu kon taxawaay hôpital Ahmed Sakhir Mbaye foofee ci diwaan ba waaye leen rek mooy li ci ñuul mooy di accueil bi yóbbee kilifa yi nga hôpital bi yëkkati seen kàddu daal wax na ne loolu yi daañ ci jël ay matukaay ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Omar Kayre kon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké mi xalifa général des Mourides te moo di njiitu réew mi Macky Sall jubóog baayam Me Abdoulaye Wade jur na ab waxtaan tey ci géew politique bile buñ sukkandikoo ci Serigne Saliou Gueye di ab taskatu xibaar nekk tamit ku gëstu ci wàllu politique moom dafa gis na ne loolu lu baax la waaye dafa ndax dana mën a ne jubóog Wade ak Macky dina doon daal lu jafe fi rek mbiri Karim Wade lijjanti wuñ ko ba noppi Serigne Saliou Gueye ñu teewlu ko ci téléphone soxna Safiatou Cissé. jubóo Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñu ngi koy waxtaanee depuis boobu ba léegi su fekkee nag chef religieux yi vraiment dugg nañ ci mbir mi ba di ko sàkku loolu je crois que lu baax la lu ñu war a rafetlu la léegi nag wax ko quand même mën naa wax ne yomb na mais jëfin wi ci boppam moo nar a jafe parce que soo xoolee Abdoulaye Wade ak Macky Sall dafa am loo xamante ne ni moom mooy tax ñu jàmmarloo te li tax ñoom ñaar ñuy jàmmarloo ñëpp xam nañ ko tey xam nañ ne mooy problème mu Karim Wade bi nga xamante ne amoon na jafe-jafe ak justice réew mi ba tey gis nañ ne ma nga Qatar daanaka biñ sax dañuy wax ne dañ ko faa exilé parce que boobu ba léegi ba mu génnee Sénégal ba léegi mënul dellusiwaat fii donc je crois que ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy dox tànku jàmm entre Abdoulaye Wade ak Macky Sall bu ñu bëggee régler problème bi je crois du yem rek ci niñ ko waxee noonu mais il faut que li nga xamante ne moo leen jotale muy problème Karim Wade je crois que liggéey bi ci foofu lañ ko war a accès je crois que bu boobaa nag su fekkente ne li nga xamante ne tey buñ ko defoon ba nga xamante ne Karim Wade amnistie nañ ko ba mu retrouver ay droit ba mën a bokk aussi ci jongante yi nga xam moo ñëw en 2019 su boobaa mën nañu wax ne vraiment retrouvaille am na mais pour l'instant nii vraiment dañuy wax ne intention bi moo fi nekk rek mais retrouvaille amagul je crois que nag ñi nga xamante ne ñooy dox tànku jàmm ci diggante bi fi ñu war a gën a accès seen liggéey mooy xool fond problème bi nga xam ne moo tax Abdoulaye Wade ak Macky vraiment am problème te je crois problème bi ñëpp xam nañ ko mooy affaire Karim Wade. ñu dem ca Kaolack wax ci wàllu politique militant ak responsable socialiste ya fa nekkee te bootu ci ginnaaw Khalifa Sall ña ngay ñaawlu taxawaay Ousmane Tanor Dieng mi ñu tumal ni dafa jaay seen parti bi Macky Sall bés bu rafet rek lay xaar ngir mën ko jébal ci ab ndaje nag mu yaatu mu doon amal Samba Toumani Touré ak ni ñoom ñu ngay talal loxo socialiste yi nekk ci base bi ngir ñu jóg daal di sauver seen parti bi dañuy dem ca Kaolack fekk fa Alassane Ba. union régionale bu parti socialiste ànd ak Khalifa Sall daje ci xolu Saloum ngir xool naka la ñu mën a def ngir neenal dàq gu yaa gi ñu nar a def mbooloo mu takku mu bokk ci parti bi Samba Oumani Touré moom mooy président union régionale bu Kaolack. pour la première fois ci parti bi 48 ba léegi on va assister à un départ de masse. presque un génocide politique qui se prépare parce que génocide mooy exclusion de masse tuerie de masse élimination de masse. de personnes mooy nooy préparé parti dañuy plus waaye duñ moins parce que soo mënul compter nit ñi 1 plus 1 plus 1 plus 1 waaye 5 moins 1 moins 1 moins 1 0 nga jëm. ba tey moom mi fi nekkoon nag mujjeen doon président bu conseil régional bu Kaolack ne monte li leen dal tey jii ñoo ko yóbbee seen bopp ndax mënoon nañ ko moytu te 2012 ba ñuy tànn kan la ñuy war a àndal. on a commis des erreurs de choix des erreurs stratégiques. mais beaucoup ko assumer on a mal choisi notre compagnonnage en 2012 on aurait pu aller avec Moustapha Niasse ñu ne non Moustapha duñ ko mën a topp parce que moo ñu daaneel léegi ñu ngi ko topp moom ñun ñëpp ñu ànd topp keneen suñ toppoon benn sax
kenn sax muy jàmm waaye ñu topp ñaar ba ñett sax kenn xamatul parce que ñun fi nekk nii toppaate. am yaqin ak wóor ko ni seen parti boobu jaay nañ ko président Macky Sall Samba Oumani Touré di woo base parti bi ñu wàllu leen ci seen formation boobu nga xamante ni ca 1948 lañ ko taxawaloon. jaay nañ ko ku leen ne jaay nañ ko jaay nañ ko li ci des mooy livraison bi nag fii juin dañu war a livrer soo watul Macky Sall dina xàccee parce que li ñu ko war a livrer ak li mu jënd du benn. il faut sauver le PS ñun ñi ci kaw il faut qu'on le sauve sauver bi nag kenn xamul naka lay doon ban forme lay jël mais moi je pense que les bases aujourd'hui ñoo war a wax les bases du parti. secrétaire à l'organisation à la mobilisation Jokkel Gadiaga joxoñ baaram tuuma Serigne Mbaye Thiam ne tey jii ñagas-ñagas yi am seen parti bi yépp moom moo ko sookee. li yàq nag diggante nag Khalifa Sall ak Tanor Serigne Mbaye Thiam est le maître d'œuvre. c'est lui le mal du parti socialiste li fi xew lépp moom la moo ko boole Aïssata Sall moo ko boole Khalifa moo ko boole ñëpp et c'est un poids plume en politique. Kaolack Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri. ñu wax ci leneen gannaaw Pikine ak Dakar askan wa dëkkee fële ci Njàmbur ñoo ay ci lëf ci seen i kàddu lañ yëkkat ñu ñaawul ak yi nga xam ne nemeeku nañ ko ci hôpital Ahmed Sakhir Mbaye waaye terewul nag ñu ngi rafetlu seen liggéey bu baax a baax muy nag loo xam ne nii moom kilifa gi ngànk hôpital boo xam ne nii jël nañ ci ay matukaay kon ngir jéem a saafara mbir moomee gannaaw loolu moom docteur Makhtar Lo fesal na jéego yu am solo yi nga xam ne hôpital def na ko ci limug doomu aadama ya fa daan ñàkk seen bakkan at mu nekk laataa kon ñoo sàkku ci kilifa yi ñu dimbali leen ci ay médecins yu seen xam-xam màcc ci wàllu bopp wàllu sidir ak li nga xam mu aju ci wàllu roño dañuy dem ca Louga fekk fa Omar Kayre. coowal doxinu suñu hôpital yi lëmbe réew mi mu mel ni fii ci Louga tamit nit ñi joxe nañu seen xalaat ci ni seen bërëbu fajukaay yi di doxee rawatina hôpital Ahmed Sakhir Mbaye. docteurs yi ñu ngi ci biir ñu ngi def seen liggéey bu baax. mais bala nga fay àgg foofu la problème bi nag mais accueil bi daal mooy problème bi. da ngay gis par exemple un médecin mi nga xam ne un spécialiste day jógee Dakar pour ñoo faj si fii bon loolu donc war nañ ko corriger ba nga xam ne dafay résider. docteur Makhtar Lo mi nga xam ne nag mooy directeur hôpital bi dem sax nangu na ne yenn saay jàppante dina am diggante usager bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci accueil bi xamle na ni ñoom jël nañu ay matukaay ngir ki nga xam ne mooy ñëw ci l'hôpital bi am traitement bi gën. mais ñun bu ñu jóg ci saa bu ñu amee occasion muy réunion wala muy formation. di leen ñaax ñoom ñi nekk ci biir hôpital bi ca bunt ba ci biir kenn ku ci nekk nga jéem a ànd ak yar ak teggin pour mën a saafara problème yi nga xam ne moom la maladie di am ba tax ñu ñëw fii kon nag loolu ñun dañ ciy insister bu baax a baax. ci diggante nag ñaari at yi hôpital bi def na ay jéego yu mag ci wàllu ni muy doxee ak résultat yi nga xam ne moom la am. li ñu seetlu mooy bërëbu fajukaay bi léegi ñi fi faju si dañoo yokk ba noppi taux de mortalité bi léegi 4% rek la ci fukk ak ñaari junni nit yoo xamante ni dina leen hospitaliser. boo jëlee wàllu consultation bi lu mat juróom-ñetti fukki junni ci atum 2016 bi ñoo nañ fii di faju si boo jëlee hospitalisation lu mat fukki junni ak ñaar ci ay nit ñoo nañ fii ñu hospitaliser leen bu dee wàllu rajo fukki junni ak juróomi rajo def nañ ko ci xeetu rajo yi. ak juróom fukki junni ak juróom ci ay analyse deret te aussi même ñi nga xam ne ñooy faatu ci biir hôpital bi tam loolu wàññeeku na parce que mi ngi toll ci téeméer boo jël ñeent ñoo ciy faatu te li ñuy sas ci niveau national ci ministère de la santé mooy téeméer boo jël juróom ñoo ciy war a faatu ci ñaari at yi ak genn wàll daanaka lu mat téeméeri million ak juróom fukk def nañ ko ci ay jumtukaay yoo xam ne équipement médical kese la maanaam jumtukaay yi médecins yi di liggéeyee pour que paj mi gën a mën a yaatu su ko defee nit ñi aussi seen jafe-jafe yi ñu am ci wàllu wér-gu-yaram bu ñëwee fii ñu fekk fii ay jumtukaay yoo xam ne bii dina ko mën a faj. dem sax bërëbu fajukaay bi def na ay jéego yu bari ngir gën a ñoŋal ni muy liggéeyee terewul am na loo xamante ni manqué na ci wàllum faj mi. maanaam neurochirurgien koo xam ne kii bu dee am nañ ay gaañu-gaañu bopp mu mën a ñëw opérer ko loolu xam na manqué na fi manqué na itam ku ñuy wax les neurologues maanaam ñi nga xam ne dañuy feebar ay médecins yuy faj. feebar yi sidit loolu tam manqué na fi ak ñi nga xam ne dañuy faj affaire roñon waaye bu dee wàllu roñon bi moom pour affaire rein yi ñi ngi fi tabax benn centre boo xam ne centre d'hémodialyse la. bu ñu nag sukkandikoo ci docteur Makhtar Lo yu bëri ci jafe-jafe yooyu nit ñi daañu ko fàtte ndax dina am yu bëri yuñ ci saafara ci atu 2018 2019 bii di ñëw.
gannaaw centre d'hémodialyse bi nga xam ne ñoo ngi koy tabax service d'accueil ci urgence ba ak defaraat bi ñuy defaraat service réanimation bokk na ci perspective hôpital bi ñu defaraat ak yokk tamit service pédiatrie ak maternité. am na tamit projet boo xamante ni pare na ngir ñu tabax li nga xam ne moo di service cardiologie ak orthopédie. Oumar Kayre, Louga, Walfadjri. ñu des ba tey ci fànn woowee dañu gis ne fii ci Dakar rawatina fii ci Sénégal dañu gis ne li nga xam moo ci wàllu faj dafa doon lu cher lool tax ki nga xam ne nii moom moo di njiitalu hôpital général bu Grand Yoff yi ay kàddoom di sàkkoon ci askan wi ngir ñu dem dugg ci mutuelle de santé yi ndax loolu yi bu ñu ko defee dina bokk ci li nga xam ne nii mën naa yombal seenu pàcc. Khadijatou Sarr Kébé lay wuyoo ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. di wax sama mbokku jigéen ñi rek ni xoddeeku balaa ngay rakkale te jaboot jàmmay mbokkam nañu dépisté wu dem ci médecin yi dem ci centre yi bu dee jàngoro bi day raam ñu dindi ko mais bu ñu toogee ba jàngoro bi gàññe ñu faj bi du yomb loolu benn la ñaareel ba nañu inscrire ci mutuelle de santé yi bu ñu inscrire ci mutuelle de santé yi dina tax téeméer boo war a fay mutuelle bi jël genn wàllu ga wala lu ko ëpp loolu aussi day oyofal faj bi gouvernement bi def na au niveau des structures publiques des appareils de mammographie mais lii nga xam ne professeur Guèye def na ko tey ci Yëmbal moom ak ay xaritam teg fi ay équipe ñaari médecin di fi ne appareil échographie ne fi laboratoire ne fi yi ñuy soxla hôpital yépp nekk fi loolu day dimbali hôpital parce que ñëpp bu ñu buuboo dem hôpital xëy na lañ fay yaakaar duñ ko fa am wala duñu am lu leen neex mais il faut que centre de santé intermédiaire yi soit bien outillé pour que population yi ci maladie yu bëri ñuy yem ci centre de santé yi loolu mooy mébétu président de la république mooy santé bi ak foo man di toll ak nu sa poste toll foo mën a dem nga faju Siscomdev Afrique lëkkaloog direction yi lëkkaloog kon ak kilifa yi nga xam ne ngànk hôpital général bu Grand Yoff ñu nga woon fa li nga xam moo di ci Yëmbal Nord lañ fa doon def rek mu ngi jëmoon ci dépister askan wi xool ndaxam ñu ngi wopp ji di cancer am déet ndaje moomee Théodore Semedo lañ fa yabaloon. paj askan bi si njëg bu yomb loolu nag soxal na kuréel bu ñuy oowee Siscomdev nekk si diwaanu cité comico bu Yëmbal Nord moo tax ci wàllu campagne octobre rose ñi jiite centre boobu daal di amal benn bés boo xam ne dañuy def dépistage te duñu fay dara cancer sein ak utérus. dañuy bokk ci li octobre rose maanaam weer la wax dañ ko jagleel ci àddina jigéen ñi pour li ñuy wax cancer u sein maanaam weeru góor des cancer comme ni weeru jigéen di cancer léegi nag mooy maanaam bis bi mujj bi nga xam moom la ñu jagleel activités yi ànd ceeg suñuy nattagoo docteur Ndoye bu nekk cabinet Ndoye et associé radiologie associé indil ñu fi benn camion ñu def mammographie maanaam lu tolloog ñaari téeméeri mammographie am kenn du fay dara la ñu def fii ci biir ci centre bi. loolu kii di marraine bés bi Khadijatou Sarr Kébé te nekk njiitu hôpital général bu Grand Yoff di ko rafetlu bu baax. maa ngi gërëm ñëpp di leen sant di sant professeur Guèye mi ma tànn donc maa ngi gërëm médecin yi maa ngi gërëm l'ensemble du personnel daayira yi amicale des femmes yi nga xam ne ñëw nañ ànd ak man représentant du personnel au conseil d'administration. askan bi war naa tamit jël ay matuwaayam ci jàngoro boobu nga xam ne day andi ay loraange yu metti bu fekk ni teeluñu ko fàcc. xoddeeku balaa ngay rakkale te jaboot jàmmay mbokkam nañu dépisté wu dem ci médecin yi dem ci centre yi bu dee jàngoro bi day raam ñu dindi ko mais bu ñu toogee ba jàngoro bi gàññe ñu faj bi du yomb. cancer u sein mooy bi gën a bari te muy cancer boo xam ni war nañu mën a fexe ba mu bañ a am ci yu bare bare ndax weer yi muy dal mën nañ koo làmb mën nañ koo seetu ci lu yomb te lu ñu fa gis loo xam ni nuruwul li jaadu ñu dindi ko bala moo egg ci cancer. yenn ci askan bi ñoom bu ñu jëlee kàddu rafetlu nañ bu baax li Siscomdev def ak njiitu hôpital général bu Grand Yoff. kontaan rek ndax ñun dañoo war a dem fii ba principal te fii dafa sori principal dafa sori ñu ñëw indil ñu ko fii kontaan si rek la ñu def yombalal ñu ko rek 1000 francs rek la ñuy fay. bi mu ubbee ba tey ñu ngi ciy sant di ci gërëm parce que social la ticket bi 1000 francs la da ngay ñëw ñu consulter la faj la am nañ garab yu baax am nañ médecin yu qualifié. ñooñu di yëngatu ci paj ñu ngi xam ne ba tey fas yéene nañ wéyal ndimbal yu mel nii ngir gën a mën a yombalal paj askan bi di yeewoo fii ci Yëmbal Nord ki ñu jokkoo yéen fii ci diwaanu Yëmbal Nord Théodore Semedo pour Walfadjri. regroupement des boulangers du Sénégal di mbootaay nga xam moo ëmbal wala sax moo dajale ñi nga xam ay defarkatu mburu la ñu woon xamal nañu askan wi ni benn fan jàpp ñaari fan ci weeru novembre mburu moom du am daanaka duñ ko liggéey
dañoo fas yéene banque seen yoxo lànk ne kon duñu ko laal la ñuy sàkku ci gouvernement bi mooy que mu wàññi njëgu farine bile loolu ñu ngi ko xamle ci ab ndaje mu doon seq sànq taskatu xibaar yi Bada Gassama ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. semaine mardi bi passé def nañ Diourbel def Gossas def Kaolack def Fatick def Mbour lépp problème bi benn la vendredi bi passé moom jaar nañ route de Saint-Louis dem ba Saint-Louis ba tourné waat dëkk yi fi nekk yëpp jaar nañ fa même problème la léegi nag li ñu leen di ñaan mooy le premier ak le deux mburu bañ a génn ci dëkk bi bu ko defee mardi ci guddi la kenn dul liggéey bu ko defee àllarba mburu du am ci dëkk bi alxames mburu du am ci dëkk bi bu ko defee li ñu bëgg mooy farine bi ñu wàññil na ko parce que mënu suñ cee génn parce que liñ ci yokk dafa bari. waaw maanaam diggante bi rek bi ñu may wax ak yéen rek am na ku ma woo ne man li ngeen wax ëpp na ko ndax nee na ñoom Pikine rek léegi xam nañ ni 40 boulangerie tëj na fi biir Pikine rek te fépp foo dem dañ la naan boulangerie yi ñu ngi tëj moom li tëj ci boulangerie fi na ci Sénégal moom nee dox la xam nombre bi ñaata la ndax bari gi mu bari moom dañ koy xayma rek ndax secteur foo ci dem bari na boulangerie yu fa tëj parce que mënatu ñoo dem ñeneen ñiy dem it dañuy dem nii pour jéem a téye seen client mais mënuñu cee liggéey génn ci waaw li ko feebar mooy bi koor gi jub see ñu jël farine bi xëy yokk ci 4000 francs 4000 francs nag bari na bari bu ëpp parce que da ngay ku doon boulangerie bu ci doon liggéey 10 sacs bis bu xëyee mën na cee teg 40 000 verre bi 1 million 200 la te amul benn boulangerie boo nga xëy ni 10 sacs ngay liggéey doon verre bi dee ngay gagné 1 million 200 yoo doon teg fële waaw dafa jógee ci 13 000 dem ci 17 200 ñoom ñëpp ci manko defandoo même jour kenn yëgul da ngay xëy di facture rek ñu la fa ci 17 200 la waaw dañoo fas yéene taxaw muy le premier ak le deux te taxaw boobu ñuy taxaw dañuy taxaw pour état bi déggunu mën a régler problème mais bu fekkee loolu amul bu ñu taxawaatee dañuy taxaw moom ba keroog farine bi wàññi. ci foofule ci la ñuy tàbbisee yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Roqay Ndour lañ ci yàndal. ca Nigéria lu toll ci juróomi nit faatu nañu fa tey ci altine ji ginnaaw ba fa groupe jihadiste Boko Haram jàmmarloowee ak armée bu nigériane bu ñu sukkandikoo ci agence France Presse ay bomb lañu doon sànnante foofa ca bët Saalum bu Maiduguri tey ci suba teel ba jëye jooju am ca. ca République démocratique du Congo lu toll ci ñeenti doomu aadama ak benn takk der faatu nañu foofu ca Ngoma bu ñu sukkandikoo ci agence presse française li waral tiis woowu yëpp mooy société civile bi moo fa amaloon ay manifester ngir rek bëgg kii di Joseph Kabila jugee ci bopp nguur gi balaa atuma 2017 di jeex ba tey agence France Presse di xamle rek ni ñeenti policiers yooyu faatu ñoo ngi leen jëlee foofee ca bët Saalum bu Nord Kivu. ca Espagne parquet général espagnol ba nar naa topp kii di président Catalogne bi di Puigdemont comme ab rebelle naka loolu ay junni espagnol amal nañu ay manifester pour réewuma Espagne nekk benn waaye li jaaxal gouvernement bu Espagne naka la ñeenti fukki fonctionnaires yi lee nekkoon ci gouvernement bu catalan nara topp ci ginnaaw Madrid loolee waral gouvernement bu Madrid nara amal ay élections régionales ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre bi di ñëw ngir rek réewum Espagne mën a teguwaat ci yoon. tàggat yaram Cheikh Ahmed Tidiane Gomis lañ ci àndal sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar Ba. tàmbale kook wàllu football Mbour Petite Côte dafa mel ni que moom mujjee gàddu ko parlement. waaw Mbour Petite Côte nekk équipe bu Mbour moom nag li mu def barewul ñi ko def moom mooy dafa tëj saison bi ak gagné coupe du Sénégal ubbi saison bi ak gagné coupe du parlement démb nag mu daan ci génération foot ci final ba. juróom benn tir au but ci juróom temps réglementaire ku nekk dafa dugal benn bal ñu ànd ci ak kii di Nafi Amar Fall. na mu tëjee saison bi la passé ak ndam ci coupe du Sénégal noonu la ubbee saison bu bees bi Mbour Petite Côte daal di jël coupe du parlement bi ci kanamu génération foot muy lu njëkk muy yëkkati bile coupe ci palmarèsam ci ndam boo xamante tir au but la ko amee juróom benn but jàpp juróom entraîneur bu Mbour Petite Côte di rafetlu bu baax anam bi joueur am yi gagné match bi. bi ñu commencé suñu préparation léegi 10 jours la donc tey suñu joué ñaari match yi aussi. yàlla may ñu ndam ci final bi nii mooy que bénéfice la pour ñun. ñaari match ci ñaari fan yoo xamante ne ay match yu baax la parce que tey soo dee xool match bi ñu joué nii sax contre Génération Foot bien que dañ ñu mëne woon mais après
li ñu wane ci deuxième période bi wane na ni que sur le plan ressource physique am nañ dara lu nekk ci yaramu xale yi ba nga xamante ni parce que pour jëliwaat deuxième mi-temps bi équipe bu mel ni Génération Foot ba égaliser am nañ ay occasion yu bëri aussi yoo xamante ni raté nañ ko ça veut dire que liggéey bi li ñu defagum nii ci fukki fan yi nekk na loo xamante ni suñ ko eggalee mun nañu jural ndam ci li nga xamante ni moom la ñuy séntu ci saison bi. bile match jàngat lay doon ngir ñu xam ana nan la ñu war a doxalee ci championnat bi li ni mel di ay kàddu Olivier Perrin di tàggat Génération Foot. bëggoon naa seetaan joueurs yi xool lu ñu mën waaye am na ñu ma gis suñu intéressant waaye ñenn ñi moom doxuñu waaye loolu dana ma permettre ma rectifier avant ñuy tàmbalee. groupe bu baax la effectif bu baax la li ci gën a am solo mooy am groupe bu dëgër bu xarañ ci compétition yi. Mbour Petite Côte mooy représenté Sénégal ci li nga xamante moo di Coupe CAF Génération Foot itam dina teewal suñu réew ci lii di Champions League africain ñaari entraîneurs yi di xamle ni seen xel dal na. parce que déjà soo dee xool am nañu ay joueurs yu bees yu bëri yu ñëw parce que am nañu aussi ay anciens yi fi nekkoon loolu déjà dañ doon seet ñooñ fan lañ toll suñu travail bi suñu liggéey bi aussi sur le plan surtout physique dañ doon xool aussi lan lañ def bi ak booboog léegi baromètre la woon en fait mais tey jii am nañu satisfaction ci côté boobu. tournoi bi am na solo ci ñun tourné nañ suñu effectif maanaam gérer nañ ñeneen li ñu war a def mooy jéem a wane suñu xarañ ci compétition yëpp ci jongante yëpp reprendre nañ entraînement yi ci nu mu gën a gaawee wàccal bi waaye nag dinañ jéem a gagné lu ëpp ci ay match pour fi ñuy xaar. ñu samedi jëm bi di fa ñëw nuyu. Mbour Petite Côte ak Génération Foot dinañ jàkkaarloo waat ci li nga xamante moo di Super Coupe balaa ñuy tàmbali li saison championnat bu Sénégal atum 2017 jàpp 2018. des ba tey ci wàllu football dem ba fa li nga xam moo di ci Europe soirée Ligue des champions yi tey la suba. ah du temps tey la altine. waaw tey la altine. dëgg suba la mardi. voilà suba lay doon ci talaata ci mooy 4e journée Ligue des champions lay door jàpp nañ ci nag àddina ci mën na ci am ay équipes yoo xam ne bu subaa rek danañu qualifié ku ci mel ni Manchester United moom mi di dalal Benfica bu Lisbonne bu ko daanee rek comme ni mu ko daanoon ca match aller ba day qualifié FC Bâle moom nag mooy dalal CSKA Moscou bi nga xam ne da ko daaloon ca match aller ba ca li nga xam ne mooy groupe B bi Paris Saint-Germain moom nga xam ne ba léegi mu ngay wéyal di am ay ndam ñetti match ñetti victoire mooy dalal Anderlecht bu Karambodj ñoom nag bu ñu amee ndam suba rek parisiens yi dañuy qualifié 8e de finale Bayern de Munich mooy dalal Celtic Glasgow bu ko daanee moom mi tamit am benn tànkam mu nga ca 8e de finale ñu dem ci groupe C bi AS Rome Chelsea match choc ci ñaari équipe yooyu Atlético de Madrid mooy dalal à Karabakh ci maanaam groupe D bi nag Juventus bu Turin Olympiakos moom FC Barcelone lay dajal Barça bu ci amee ndam rek day qualifié 8e de finale waaw. dem ba fële ci diwaanu Kédougou. finale zone 3 bu Kédougou kii di ASC Baobab bu Ibel moo jël fukk ba daan ASC Cankumalal ci ñeenti tiro bi ci ñaar match bu rëy loon waaye nag booy xolaat fi ñu ko doon footballé moom doy na waar ñu ànd ci ak ki nga xam ne moom mooy Soli Bourama Dabo. final bi bu zone 3 bi nga xamante ne daal yegg nañ ko séntu te mu boole ASC Baobab bu Ibel ak it ASC Cankumalal ci terrain municipal bu Bandafassi lañ ko amaloon ci teewaay sporteur yi bëre ñaari équipe yi nag war nañu seen mën-mën waaye ci premier mi-temps bi bal demul bal dikul naam bëri na ay occasion si deuxième mi-temps bi nag joueurs yi ASC Baobab def nañu seen kenn kattan ngir mën a dugal ne serait-ce que benn bi waaye mënuñu am bunt ndax xale yi Cankumalal war nañu daal caaxaan taxul ñu jóg nangu ko bi yóbbu ko Fuuta moo leen ital si coup de sifflet final 0 bi partout bal dem bal dikul si tiro bi la ñu mujjoon si joueurs Ibel nga xamante ne daal yàgg nañu participer ay final imposé seen expérience ñeent bi si ñaar. kontaan naa tey moom damaa kontaan ñun ak sama gars yi nañu joué fii match bi comme fii am match bi yàlla jox ñu ndam bi xam na donc damaa kontaan quoi. kontaan nañu ci match bi malgré que perdre nañu match bi on est décimé loolu la woon quoi il faut kenn gagner. bi nga xamante ne daal moom la ñu bàyyal bi final
lii la wax. bëggeel bu rëy lañ ci am d'abord maay profito remercier autorité administrative yëpp à la tête gouverneur bi président ONCAV bu fi nekk ak jeunes yu organisé kii bi vraiment mention spéciale aux jeunes challenge la woon lu rëy la woon mais ça a réussi luñ fi fekk mooy fekk nañ fi jeunesse bu dal boo xam ne organisé nañ ko ñëpp gis nañu amu fi benn incident te nga gis entre ñaar équipe adversaire yi fair play bu fi jàll. occasion la ngir le président de la zone 3 xamle jafe-jafe ñu fi jànkoonteel. problème insécurité ci terrain bi waaw gis nga terrain bi amul mur amul grillage donc daanaka amul ay base sax wala ay garab nit ñi yenn saa yi sax suñu amee match 15 heures pour ñu jouer vraiment loolu ça pose des problèmes pour nous. bu di Yoroba mais di maire de la commune indi na ci ay tontu. conseil municipal dina ci taxaw ñu xool lan na moyen la ñu def pour ñu mun a tabax terrain bu baax pour équipe yi yëpp mun a vraiment compétir dans très bonnes conditions ñu bañ a am jafe-jafe. si le sporteur yi ASC Baobab gàddu seen coupe direction Ibel ci xool Bandé de retour de Banda Fassi Soli Brahma Dabo Abdoulaye Chimé Fall pour la radio télévision Walfadjri. jërëjëf Soli Brahma Dabo jërëjëf yow mi Seydina Omar Ba loolu fi mosoon ci wàllu tàggat yaram. jaajëfati Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi kontaan bi seeg yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la ñu ngi may xamal ne Abdoulaye Bopp yembagul xanaa di fàttali as lëf rek ci li fi gënoon a fees laata ko ñu ne dégtal ki nga xam ne ni moom moo di Abdoulaye Bopp ci li nga xam mooy ci yéenekaay yi. ñu wax ci li nga xam moom moo aju ci càkkoteefu xalifa général des Mourides di Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké moom mi nga xam ne yéenam ak bëgg-bëggam mooy fexe ba njiital réew mi Macky Sall ak ki nga xam moom moo di maître Abdoulaye Wade boole joxante loxo mu doon nag loo xam ne ni buñ sukkandikoo ci Serigne Saliou Guèye di ab taskatu xibaar nekkit kuy gëstu ci wàllu politique loolu lu am solo la nam waaye nag dina jafe loolu ngir mu mën a ne problème mu Macky ak Wade ngir saafara ko faw ñu saafara problème mu Karim Wade ba noppi ci biir xibaar tam déggeen ci leeral yi nga xam ne ni moom la ci indi demoon nañu fële ca diwaanu Louga waxi tamit ci jafe-jafe yi nga xam ne askan ñoo ngi ko fay jànkonteel mu ñeel ak yi seen hôpital boobule de hôpital Ahmed Sakhir Mbaye donte la sax rafetlu nañu liggéeyu docteur yi waaye daal nee nañu accueil bi bu doon seen sogo ñoo xoolaat ko yóbbee sax ki nga xam moom moo di Makhtar Lo muy njiital hôpital ba yëkki ay kàddoom daal di xam ne ni incha allah rabbi daañu ci def seen këmtalaay kattan ba jéem a saafara mbir moomee ci biir xibaatam dégg ngeen ci kàddu yooyu nga xam ne nii moom la ci rotal. kon su fekkente ne Abdoulaye Bopp noppi na rek ñu dégtal leen li nga xam ne ni moom moo aju ci yérekaay yi su fekkente ne nag noppi wu rek ñu daal di koy lépp mu doon ab bor boo xam ne incha allah dañ ko fas yéene fay ni ki ëllëg ci talaata ji kon mbokk yi kon mu ngoog ñu ngi may xamal ne affaire bi si jàmbagul kon mbokk yi lii moo nekkoon li frusé woon ci wàllu xibaar di sant di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb. di leen ñaanal mucc gu sax te ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu Sunugaal yéen doog jàmm